ñeent siw tam xarit atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi njolloor gi li ci gën a fës ayu bés ginnaaw plan Orsec bi nga xam te ni bi lancé nañu ko ci réewum Sénégal kilifa yi yor wàllum kaaraange réew mi ak takk der yi sawara yi di pour pompier yi daan nañuy nemmeeku ji nag gox yi nga xam te ne bi dundoon nañu waame geek ndox mu métti mi nga xam ne daan na yàqoon lu bari diggante Hann Maristes ba zone de captage dinañ ci ànd ak suñu ndaw li leen toppoon Amadou Bari hôpital la daan teg fukki fan ak juróom ci weeru ut bi ñu daal di nekk lañ koy daal di tëj maanaam ëllëg ñi nga xam ne nag ñoo di jaaykat ya nekk ci wërngalu boobule bërëbu fajukaay seen bopp ubbi na ndax nee nañu seen njaay meek seen doxalin moo koom si l'hôpital boobee lañ ko yaakaare woon buñ ko tëjee dootuñu gisati client seen njàqare katis dañ ci ànd ak seen ki nga xam ne moo di Khadija Ndar Diouf mi leen fekki woon. gëstu bi ñu jagleel xeetu ayu bés bi di article de la semaine dinañ ko daal di jagleel yëglekaay bi nga xamante ni bi moo di bés bi le jour dellusiwaat nañ nag si au conseil collectivité territoriale yi nga xamante ni bi ñeenti fan si weer septembre la ñu daal di war a samp ñi nga xam ne ñoo di conseil yi foofee nag waaye ak yànq na moom bañam boobee ndax waa coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal la ñu daal di bëgg moo di daal di amal ab loi boo xam ne day tas boobu le pencum ndawi réew boobule au conseil dinañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Gueye Diop mi bind boobule xet ak El Hadj Malick Cissé léegi la kaay yi xëy fasal tey ci gaaw gi dëppook fukki fan ak ñett ci weeru atum 2022 mooy laf laaj jotaay bi la xibaar nañ ci ànd ak Assane Top mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar nees kis ñu def si faram fàcc. def na ayu bés ginnaaw bi ñu ko daal di doxalaatee ci réewum Sénégal di plan Orsec bi ngir daal di taxaw ñi nga xam ne dund nañu jafe-jafe taw bu métti bi ne wàcc na fi ayu bés bee ñu daal di génn ci ndakaaru ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi yor kaaraange bi réew mi di ministère bi yor wàllum intérieur ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi di sapeur pompier yi daan nañuy nemmeeku ji nag mboolem bërëb yi nga xam ne doxal nañ fa boobule plan Orsec diggante parc bu Hann poste bu Hann ak fi nga xam ne moo di zone de captage li nga xam ne moom la kilifa yi gis foofee nag moo di doxalin wi indi nag woyofal bu baax a baax si jafe-jafe yi nga xam ne askan doon nañ ko dund gis nañu it ne ndox mi dellu na ginnaaw ba askan wi mën a daal di nokki gu tane ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne dundoon nañ ko si ayu bés bee ñu génn ñu ànd ak ñoom ak Amadou Bari ak Seydina Mbaye. mun nañu seetlu lu leen wuuteele mu taawoon ba altine bu weesu ndox mu bari doon wàcc ci poste électrique bu Hann Bel-Air ngàcc nañ ko li ko waral nag mooy dispositif pompage bu am solo bu waa sapeur pompier yi jël bokk nag ci plan Orsec bu nguur gi génnee su dee nag teg nañ fi ay jumtuwaay pour mën a andiwaat courant bi yàqu-yàqu yi bari nañu donte nag xamaguñu tolluwaay bi. waaw ñu ngi ko doon xaymaa ci ay milliards parce que poste 30 kilovolts bi boo xoolee tey 19 lignes la. liaison transformateurs yi boo ci boolee également suñu laboratoire de test boolee équipement yi ñu essayé fii nii ci local fi ñu tuddee kii local labo Sénélec boo ko doon xaymaa tey c'est ay milliards yu bëri la pareegul ñu nag estimation yi mais ñàkk nañ matériel yu bëri ak aussi oto yi nga xam ne ñu ngi si ndox mi ba léegi kenn mënagu leen tal. beneen site bu ñu visité te mu taawoon mooy parc Hann bu ñu sukkandikoo ci waa Eaux et Forêts ba tey jii nii lu toll 23 hectares mi ngi taa waaye jël nañu ay matuwaay yu am solo ngir ŋàcc ndox mi. parc bi daanaka moom mooy fu mujj fi ndox mi di jaar pour dem géej ñu ñëw nag defi benn dispositif bu am solo ci la ñu indi ay moto pompe ñetti moto pompe ñu ngi daw guddi bëccëg depuis booba teel nag ndox mi wàññeeku na ndaxte ndox bi àggoon na foo xam ni. boo ko doon jéggi romboon na mètre ak lu topp waaye léegi boo koy jéggi da ngay xuus rek. leneen li nga xam ne soxal na ñu fi yëngu moo di nu ñuy fexe ba aar zoo parc bi fi nga xam ne fa la mala yi dëkkee fii nag ñu xamle ne mala yi mucc nañu waaye terewul ñu ngi jël seen matuwaay yépp pour yeneen taw yi. ci ndimbalu sapeur pompier ils ont saisi la DPC ñu envoyé nañu 2 junni sac. xale yi jeunes xëy ndaw ñi ñu ngi fii booba tey sol nañu saaku yi ñu renforcer encore sécurité fii mala yi nekk surtout gaynde fi ñu nekk am na à part fi ñu nekk noonu amaan na beneen mur boo xam ne romb na 2 mètres ci taxawaay ba tax na ndox
pour mu àgg ba romb 2 mètres ba dugg dañ doon loo xam ni lu jafe-jafe. pour yeneen partie parc bi taa ba léegi waa Eaux et Forêts di xamle ne amuñ ci benn tiitange makaan bi ñu ràññee ko ci capital réew mi li ko tax a jóg nag bokk na ci dalal ndox taw yi. jaajëfal ko Amadou Bari waaye ñu des ak moom ba léegi ak waa plan Orsec boobee ki nga xam ne moo di colonel Hadj Michel Diatta bu sapeur pompier yi moom daan nay xayma it fi nga xam ne moo di sonde captage bi nga xam te ne bii ndox ma dafa dalal ndox la war a def waaye nag la mu daloon daa ëpp lool ba wàlleeku jëm ci kër yi mu ne nag ndox ma wàccaat na bu baax te askan wi it gis nañ ko di taw feex si ñoom ay kàddoom ñu teewlu ko ak Amadou Bari. Voilà, donc juste après déclenchement plan Orsec bi suite ak taw yu métti yu fi amoon ñëwoon nañ def tour mooy ci point yi ñu gënoon sonal notamment fu ñu nekk ni zone de captage centrale électrique bu Bel Air cité Bellevue ak parc de Hann gis ngeen lu fi xewoon quand même situation bu xaw a doy waar bi et gis ngeen évolution bu am amélioration yu bëri am ngeen te jot ngeen waxtaan ak les populations ñoom ñëpp avec satisfaction wax nañu liggéey bu sapeur pompier yi def donc liggéey gis ngeen ko c'était quand même muy de nuit comme de jour personnel yaa ngi fi woon pour nga ci ndox loolu ñu jox c'est même ces résultats très très satisfaisants mais ñëw aussi c'est vrai que accalmie bi am na temps yi mais tant que saison des pluies parewul ñi rassurer population yi ne leen dispositif bi dina fi nekk donc sapeur pompier yi ak moyens yi ñu fi teg duñ fi jóge et tant que nawet bi jeexul les moyens là dinañ rester sur place chaque fois que su tawee ñi mën a évacuer ndox mi. taw yooyu noonu diggante Ngor ak Almadies it daan nañuy du noonu waamee daaw ñu ko gis ñu askan wa war nag ñu jox ñu baaraamu tuuma ay liggéey yoo taw yu mujj yi mbënn mu rëy ci Ndakaaru rawatina Ngor Almadies kuréel gi yeewoo ci bile gox di xam ne yenn bâtiment yiñ tabax Ngor extension moo waral ndox amatul fu mu jaar. ñun Sénégal pour l'instant li ñu dal dañuy waxante dëgg du dérèglement climatique affaire u mal gouvernance la mooy que nit ñi Dakar ndoxu ko wër Dakar dafa bëroon ay yoonu ndox Dakar bu tawee ndox bi dafa am fu mu daan jaar di dem géej kër fu suuf am dagg nañ ko ba fii suuf bu ndox daan jaar ñu bloqué ko. ambassade États-Unis 2010 lañ ko commencé biñ ko commencé ba sëkk fii ci gannaaw la inondation donc ça fait xaw ma bu ngeen compter 12 ans 12 ans inondation ci la commencé mais da daan nekk yu tuuti mais chaque jour am ku yokk dara parce que ci 12 ans yooyu la Ngor extension ñëw. kuréel gi di joxoñ baaraamu tuumaal cité yi nga xam ne dañ ko tabax ci aéroport bu Yoff. kaa yu mujjee yi mooy aéroport bi te loolu moo jur inondation ak ouvrage canaux yi nga xam ne dañ ko war a defar war ci dugal xaalis def ko mu doy assainissement bi nga xam ne dañ ciy dugal xaalis boo ci dugal bu ñu la nee fukk ñaar moo ci dugg juróom-ñett yi xamoo fu mu jaar. leneen li ñuy xamle mooy canal bu ndaw bi nga xam ne dafa nekk ci biir gox gi te ndox mi ciy sotteeku attanu ko. ci la canal bi ñëw ci la aéroport bi ñëw loolu yëpp dafa yokk inondation yi mais fi mu nekk nii li xew mooy li xew léegi suñu moytuwul les prochaines inondations ay bakkan yu bari dinañ ci rot. taw yu mujj yi lee indi woon yàqu-yàqu ci quartier bi lee ba tax na rekk kuréel gi di sàkku ci gouvernement bi ñu jox ndàmpaay ñi nga xam ne dañ ci amoon ay yàqute tey sàkku rekk ñu jël ay matuwaay ngir li ni mel bañati fee am. ca diwaanu Point E wala bon kër góor gi ndox mi dafa daal di dokk bu baax li nga xam ne moo di yoon wu mag wa nga xam ne moo dugg ci boobule koñ askan wa ak ñi nga xam ne ñooy faral di jël dem gi digg foofee nekk si njàqari ndax jaar foofu sax wóotul seen i woto ndog bi mu dog yoon wi dafa daal di doy waar lool waral nag ñu daal di si taxaw seetlu ñoom it di sàkku kilifa yi tamit daal ci taxaw nu mu gën a gaaw wala yoon nga xam ne mooy yoon wi gën a yomb ngir dugg fiir biir Point biir kër góor gi ñu ànd seeg Fatoumata Bintou Ba ak Moussa Fall.
ay chauffeur yu jaaxle ay nit yu wuute yoon wu ñu jaar ndax ay ndoxu taw yu taaj ci wetu tali bi lii moo nekk li ñu nemmeeku ci cité Keur Gorgui ba taw yu njëkk yi wàcce fii ba tey way jëfandikoo yi ak chauffeuru taxi yi ci ay jafe-jafe rek lañu nekk. dëkk bi moo tax léegi ñun dañ koy bañ boo ñu bëggee dugal sa Keur Gorgui sax dañuy bañ parce que day yàq sa oto amul fenn foo tegg dañ ko tëj boo fi duggee yenn saa yi pour nga génn problème doo am fenn foo jaar pour génn et puis fi nga war a jaar pour génn yoon bi baaxul ay pax la def su dee oto bu mag bi dina fa mën a jaar mais taxi mun fa jaar. moo tax yenn saa yi client da lay arrêté ne la cité Keur Gorgui nga bañ mu yaakaar da nga soxor fekk du soxor dafa am foo xam bu ndox mi feesee doo fa mën a jaar parce que xamoo pax bi fan la toll boo fa jaaree day yàq sa oto mais client yi am na ñu ko comprendre am na ñoo am ñu comprendre nuñ ko moo tax yenn saa yi bu ñu client waxee cité Keur Gorgui ñu bañ. ñi yeewoo ci cité Keur Gorgui li fi am dara bettu leen ci ndax daanaka duguleet. coono la rek parce que da ngay bëgg a dem pour nga oto yi du ñu mën a dem du ñu mën a dikk surtout du ñuy xëy wala du ñuy wàcc oto yi dañuy càng du ñu mën a dem du ñu mën a dikk. et chaque année depuis plus de 10 ans mi ngi fi donc gars yi dañuy ñëw chaque fois du tawee ñu ñëw débouché des fois du ñu débouché balaa ñu du ñu rombee balaa 1 heure de temps du tawaatee affaire bi defaat nii donc xam nga te doo xoolee kii tuyaux yi si kii ay tuyaux yu ndaw ñooy relier caniveau yi nga xam ne kay caaxaan na ci gën a. jafe-jafe yi way jëfandikoo yi di jànkonteel ak chauffeur yi ci cité Keur Gorgui borom moto yi mucc ñu ci coono rek la ñuy daj fii. lu métti métti na trop ci oto yi métti na sa même piéton yi sax métti na si ñoom. vraiment day yàq su moto day yàq oto doy na waar daal gars yi xamal ñu ngi liggéey xamul liggéey mais war nañ sóoraale nit ñi bu baax quoi dëgg yàlla man sax ñi nga xam ne ñoo dëkk fii sax man maa leen masawu quoi parce que lii dafa métti. taw yi wàcc ci Ndakaaru indi jafe-jafe yu bëri ci secteur yu bëri ñàkkum canalisation yu jural coono lool askan wi le. Fatoumata Bintou Ba di ko jaajëfal. ginnaaw ëllëg di fukki fan ak juróom ci weeru dañuy tëj hôpital Le Dantec ni ñu ko daal di xibaar yi ayu bés yëpp ñuy topp xibaar yooyu ñi nga xam te ni bi ñoo doon jaay ci wërngal ba nag nekk nañu ci njàqare ndax foofu la ñu yaakaare woon seenum koom di ci sutur ñoom ak seen ak njaboot nee nañu bu ñu dajee l'hôpital bi nga xamante ne bi ñu daan gunge way tawat yeeg ña fay liggéey ñoo fa daan jënd ci ñoom dinañu nekk ci jafe-jafe dëgg seeni kàddu ci gësub Khadija Ndat Diouf. ndaamaar yi di dem ak ñëw fii ci wutul l'hôpital Le Dantec jaaykat yi bëri fi lool fii la nag mu mel ni tëj bi ñu nar a tëj hôpital bi fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk andi na ci ñoom njàkkare góor gi daanaka bañ fi nekkee ba léegi def na lu toll ci fukki at moom mi le bi li xibaar jëm ci tëj bi ñu nar a tëj l'hôpital Le Dantec jaxase na ko lool même su fekkee ni sax ànd na si. ne arrangé wuñu ñun kay loolu arrangé wuñu ñu fi yàgg nañu fi bon ñu ne waa hôpital bi benn lañu waa hôpital bi dañu jàppale ñu jàppale leen parce que accompagnant bu ñëwee bu amul fu ñu reere fii lañu reere fii lañu ñun ñu tam bu ñu amee problème foofu la ñuy dem ñoo bokk liggéey bi daal bu dee suñu sagoon bu dee suñu sago moom wax dëgg dañu war a bàyyi noonu rek ñu xool ban solution la ñu war a def fii la yaakaar bon bu jékki-jékki bu ñu waxee hôpital bi day toj ñuy tan amuñu fu ñuy dem te moyen bi gis nga nu mu demee affaire bi daal mu ngi noonu rek. jigéen ji yor gargotam li ni mel daal nekkul li ko arrangé la mu xamle nag bokk na ci hôpital bii bu tëjee dina feeñ bu baax ci seenub njaay. loolu day arrangé ñu wax dëgg yàlla waa ndoga yàlla moom kenn mënu ci dara waaw fii la ñu yaakaar day yori njaboot yi sew fii la ñu yaakaar ak yàlla man instant nii tey sama kiiraay bari tàggoon na ma ngi di dem dal ngi di dem ambassade ndaw bu ñu amatoo kay dem kër gi toog parce que amuñu feneen. fii lañu yaakaaroon yàlla. li wokk borom gargot bi daanaka moo xuri jaaykatu yàpp bi nga xam ne jaaxle na lool jamono yi. xam nga ku nar a def omelette il faut nga toj nen defar kay defar dañuy ànd ak defar duñu arrangé du tout mais ku yàlla bind moom il faut nga jot sa wërsëg ba keroo nga wuy sa borom su fekkee dañu toog ba suñu amatul client kanaa ku nekk seet beneen solution. ayu bés des ñu nar a tëj lii di hôpital Le Dantec bi li situation nag jaaxal na lool lii di malade yi
personnel de santé bi waaye itam jaaykat yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ci buntu hôpital Dantec di fa daan. Khadija Ndat Diouf Seydina Mbaye di leen jaajëfal ñu wax lu jëm ci wàllum càmm gi ginnaaw atum xayma si ñàkk yi nga xam ne def nañ ko ci jur gi at mais ñu daal di génn ñu daal di dëkkmal diggante 2022 2023 jëwriñ ji Aly Seydi Diop daal di def wëlbatiku gi li ñu daal di bëgg nag moo di niñ ko amee mu rafet lool ci atum daaw ak daaw jékk mu doon loo xam ne dinañ ko daal di dundaat ci at mi ñu daal di jëm ay kàddoom ñu teewlu ci micro Babacar Seck. mbooleem li nga xam ne ay ñàkk la président de la République dooleeloon nañu pour que ñu mën ko jënd yóbbu ko fi ñu ko war a jënd yóbbu ISRA moom mi nga xam ne moom mooy produire vaccin yooyu produire woon na lépp ñu jël ko yóbbu ko li nga xam ne également mooy tax ñu mën a ñàkk ci mucc conditions yu mucc ayib muy ay réfrigérateur ak ay mbooleem loo xam ne day matériel de froid boo xam ne dañ koy soxla loolu lépp daaw jëndoon nañ ko avant campagne bi ndax dañ doon seetlu ne ci campagne yee weesu dañ daan ñàkk ba si ak ñu taxaw ndax vaccin yu manqué waaye ren yàlla dimbale nañu ba dara manqué wu loolu nag ak boo ko booleeg mobilisation bi nga xam ne acteur de terrain yi mooy vétérinaire privé yi mooy agent ministère de l'élevage mooy organisation professionnelle des éleveurs ñooñu lépp loolu boo ko boolee également moo tax tey ñëw ci résultat yoo xam ne def naa ne waxumu ne mas na fee am mais en tout cas résultat yoo xam ne bu fi amee masee am également gëj na am na feebar yoo xam ne dafa am ci réew yi ñu wër jur yiy jógee foofu léeg-léeg dañuy ànd ak moom am na feebar yoo xam ne dafa am suñu réew yi également suñu ci fii ci biir Sénégal jur googu aussi jurug Sénégal dañuy dem ci réew yooyu moo tax ñuy waxtaane ak sunu naataangoo yooyu seet naka la ñuy def pour ñuy ñàkkandoo. càmm gi ba léegi ñi nga xam ne dañuy màngaani jamonoy nawet bi dañuy daal delluwaat ci biir dëkk yi rawatina kaw gi wala nag ñi nga xam ne ñoo di càmmkat yi nekk ci kaw gi seen bopp bu nee nañu nañu ñàkk seen ak jur laata ñu leen di indi bay wàll tawat jur yi nga xamante ne bi ñoom toogal nañu sa kaw ga di leen taxawu bëgg nañu tamit nguur gi taxawu leen ci bu baax si li nga xamante ne bi moo di wàllum xont bi Mamadou Sow moo jiite kuréelu càmmkat yi foofee ca commune bu Barkédji ñu teewlu ay kàddoom ak Sékou Diallo. xam nga fii silo pastoral la bu demee léegi ba nga xam ne waxtu wi jot na sàmm fu mu mënoon a nekk day wàcc si fii àll bi dana xat lool boo seetee lu war a tolloo ko juróom-benn région bu ñu bëggee nawet ci benn départemental xam nga day xat. loolu bokk na ci jafe-jafe deuxièmement jur gi bu demee dana dem fi léegi ba boori Tambacounda te xam nga lu jaxasoo rek feebar daal di dugg même jur gi buy wàcc si fii am na benn feebar bu ñu signalé sax gisaguñu ko mooy bade put yoo nga xam ne nag yi dañ koy def ñun tam am nañ ci jafe-jafe bu fekkee ñu ngi ñëw fii tam ku fi ñëw jaar fi représenté wu bu fekkee jur gi wérul ñu seet nan la ñuy def ba vacciner jur gi bala ma ko wasaaree ci biir tund wi. fi nga xam ne dañ ko war a génnee mbéy mi fare fi kooku defoon nañ ko ci silo pastoral bi tool yi fare fi jur gi fare fi waaye li ci gën a métti daal lépp li koy gën di méttil ñii ñëw di ñu fekk si nañ ñuy respect ndax ñun nekk luñ fi lu muy jàmm ak salaam nekk luñ fi lu muy na Sénégal yëpp baax nekk luñ fi lu muy jur gi yëpp na am jàmm ak salaam kon ñi ñuy fekk si bu ñu fekk see bu ñu leen conditionné ay conditions nañ ci tegu ndax conditions yi def ñu jëriñ rek jëriñ leen. waaw ñax mu ngi commencé am bariwul nag waaye mu ngi commencé am waaye gis nga bu ñu wàccee fii bala ñoo màng ba dem day fekk ñax mi jeex tàkk ndax day dem bu taw bu géejee taw ñaari fan rek xam nga ñax mi dañ koy dagg buñ ko daggee mu jebbiwaat bu géejee taw nag du jebbi bala ñoo màng fii day fekk beneen ñax nekku fi te toujours maa ngi koy wax sàmm yi ndax silo pastoral bi ñuy wax léegi ñax mi daanañu gunge ba ñu desee ci taw benn weer léegi mu ngi ñuy gunge ba ñu desee ñaari weer dana dem ba nga xam ne ñetti weer la ñuy am ñax bu ñetti weer yi jeexee kon nga xam ne ñax day jeex kon nag war nañu trouver beneen solution ñu bañ a rek yaakaar ci taw bii ñëw ñu seet nan la ñuy defee ay yeneen pexe yoo xam ne jumtukaay yoo xam ne bu boobaa danañu mun a servir suñu jur te fekk benn jafe-jafe du am sinon jafe-jafe dana am. Mamadou Sow moo nekk njiital kuréelu chef de village yi foofee ca commune bu Barkédji
ñu daal di wax si njàng meek njàngale mi ndongo yi ñu ngi ciy bër jamono ji di waxtu nafar si ñenn ñi waral nag seen i waajur am ñoo xam ne bind nañ leen si kuréel yoo xam ne nañ fa mën di nafaroo liir moo gën bokk na si yooyu les kuréel nga xam ne day tàggat ndaw ñi ci ñu teel a tàmm li nga xam ne moo di yëri téere maanaam liir loolu nekk na loo xam ne dina leen jàppale bu baax a baax si seenam njàng rawatina jamono ji ñu nekkee ci ay bër donte nañ ci boole am po moo xam ne mën da ñàkk si tout tànk yi Aïssatou Kane Seydina Mbaye. dal ak jàmm ci bërëb bi ñu jagleel ndaw yi liir moo dàkk di benn club ngir tàggat tout tànk yi ci mën a liir ak bind. club de lecture bi xale yi dinañ jàng dinañ foo en même temps parce que luñ ci mën di wax tamit bu ñu fàttee ni vacances lañ nekk et que vacances créé wuñu ko juste noonu rek c'est parce que xale bi dafa sonnoon ci année scolaire bi donc dafa soxla noppaliku du coup club bi tamit dañuy travailler tamit ci lancer boobu noonu maanaam duñ leen yan loo xam ne dafa diis mais lépp luñ leen di jàngal tamit dañ koy dugal ci wàllum foo ba nga xam ne ñoom dinañ ci jëlee xam-xam mais du nekk lu leen di sonal te à chaque fois dañuy yàqamtee ñëw ci club bi. ci jamonoy bër yi ñaari yoon ci semaine bi le club bi di dajale ndaw yi di boole njàng ak féexal seen xol. vacances yi ci lay gënee spécial parce que am na xale yu bëri yoo xam ne ko bañ nekkee année scolaire bi dañoo amoon ay lacunes yu demee noonu léegi parents yi bu ñu bëggee xale yi ñu nekk ñu mën a continuer toujours dans l'aspect vacances mais que ñu jàngaale tuuti dañ leen fii indi xale bi bu amee 5 ans mën wax rek mën na fee ñëw waaw ba 15 ans nag moom mooy limite bi instant yii nii boo teelee teg lecture bi ci kawam dina mën a gën a sawar mu teel koo bëggal boppam réellement. muy bërëbu jàngukaay bu tut tànk yi di gis seen bopp bu baax ni xale bu jigéen bi ay atam toll ci juróom benn. damay ñëw pour jàng damay jàng lire ak écrire fii moom a gën parce que damay travailler dañuy jouer jeu de prisonnier ñuy def ay syllabes ñuy def minuteur pour ñu lire. ñu jël ay simili yoo xam ni dañuy dem ci ëtt bi foo ak reetaan lépp ci boole tàggatu ci xol bu féex. yaakaar naa ni foo mënta ñàkk foo moo mënta ñàkk waaw bépp liggéey booy def bu ne it dangaa war a noppaliku kon rawatina xale muy jàng bu école tëjee dafa war a noppaliku mais club bi plus boobu noonu fàttewu ko maanaam day fexe xale yi nu ñuy foowee xale yi tamit dinañ foo dinañ jàng kon dañ koy oyofal melul ni école nga xam ne dañ leen di kiiwal trop déedéet fii ku nekk ak sa connaissance yi fu mu yem ku nekk ak li nga mën ak loo mënul en tout cas man su may jàngal xale yi moom lenn moom laa koy def dama leen di booster à chaque fois. lii di firndeel pexe yu bëri ngir ndaw yi am si lu ñu nekk ci jamono yu bëri yi waajur yi war a gën a gëstu si li seen doom yi war a nekk te ci club yi li ñu yitewoo yëpp daanaka dinañu ko fi fekk. jaajëfal ko Aïssatou Kane ci boobule gëstu bokk na ci li nga xam moom nañuy gën a fësal ci gaaw gi di xëyu bés bi nga xam ne moo di xët bi gën a fës article de la semaine tey bés bi le jour lañ leen daal di tànnal ci xalima ki nga xamante ne bi moo di Babacar Gueye Diop dellusiwaat na ci conseil collectivité territoriale yi nga xam ne ñeenti fan ci weeru sàttumbar gi dinañ daal di samp conseil yi nga xam ne ñoo fa war a toogee intercoalition wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi nee nañu ñoom duñ ci bokk waaye tamit lu ñu daal di bëgg moo di bu ñu yeggee ci pencum ndawi réew mi daal di amal ab loi boo xam ne mooy tas googule kuréel naka la kuréel gi ma def kon ba dund loole mooy ab gëstoom waxtaan wu yaatu mu seq ak El Hadji Malick Cissé. HCCT nekk au conseil des collectivités territoriales ñu koy waxtaane fan yi yëpp boobule institution am ñu jàpp ni dañ ko fi war a jëlee bés bi le jour def si taxaw seetlu boobule taxaw seetlu fës lool si page 6 bu journal bi. combat de la survie waaw parce que HCCT bi ñu ko indee 2016 ba tey lu sénégalais yu bëri dañuy posé wu ay question di laaj institution bi ban njariñ la am na je rappelle que am na 150 membres HCCT yu fa nekk ñu leen di fay am nañ présidente Aminata Mbengue Ndiaye avant Ousmane Tanor Dieng moo ko jiite woon donc mais boobu ba léegi parce que boo seetee assemblée nationale sax dañ koy boole si débat bi waaye aussi assemblée nationale moom doo dégg kenn ku ne dañ koy supprimer mais HCCT ñu bëri gisuñu njëriñam
ñu bëri gisuñu njëriñam ñu gis ne am na institution bu ko jiitu boo xamante ne mu ngi tuddoon Sénat institution boobu indi nañ ko 99 supprimer ko 2001 indiwaat nañ ko 2007 supprimer ko 2012 donc ma jàpp ne est-ce que tey jii débat bi tegu nga xam ne dañu war a opposition bi dafa ak ay organisation de la société civile dañuy laaj pour ñu supprimer HCCT est-ce que HCCT boobu du am mujjanteel comme Sénat bi mu am nii donc looloo tax ma ne dafa war a engager combat am pour la survie. taxawaayu homme politique yi jëm ci HCCT lu ëlëm askan bi la yéenekaay bi ni Khalifa Sall ak taxawu Dakar defoon nañ campagne atum 2016 ngir am fa ay siège mu nekk lu waroo ak jamono ji di gis-gisu sama naataango. Khalifa Sall Barthélémy Diaz ñoom ñi ñëpp ñuy bokk ci taxaw Sénégal temps yi taxaw Dakar la woon ñoom en 2016 août 2016 dañu doon campagne parce que élection yi septembre 2016 la woon dañ doon campagne pour am ay haut conseil fii te pourtant ñoom élection référendum bi sax ñoom dañoo voté woon non référendum bi fi indi HCCT ñoom dañoo voté woon non mais malgré tout dañu bokkoon ci élection yooyu taxaw Dakar à Dakar ñoo gagné woon 2 sièges yi ñu fi tegoon 2 sièges yooyu kan la Cheikh Gueye maire Dieuppeul Derklé kooku aussi Sénégalais yi dañuy fàtte ne moom aussi haut conseil la Aïssatou Fall mi nga xamante ne nekkoon na fi premier adjoint maire Jean-Baptiste Diouf à Grand Dakar moom haut conseiller la donc ñoom ñooy les 2 hauts conseillers de Dakar ñoom ñoo ko gagné woon donc tey Khalifa Sall bu ñëwaatee tey mu ne institution bi amul benn njëriñ daf may xaw a tiital tuuti parce que damay jàpp rek ne ay position politique yu muy jël la parce que gis nañ ne opposition bi am na doole ci élection yi génne nii donc dañuy jéem a wan peuple bi ne Macky Sall mu ngi nii dafa am ay institution yoo xam ne amul benn njëriñ yu muy teg looloo tax ñu ne ñoom bokkuñu ba pare aussi dañuy def ne dañuy bëgg pour institution boobu bañ a amati. pour élection renouvellement yi nga xamante ni ñeenti fan ci weeru septembre bii di ñëw nañ ko fas yéene amal intercoalition wàllu Yewwi ni du ci bokk benn yoon naka noonu muy sàkku ñu supprimer HCCT Babacar Gueye Diop ni mbir mi lu doy waar la. ñoom dañu ne dañ koy bu ñu demee assemblée nationale waa intercoalition Yewwi Wallu nga xamante ne tey jii bu leen dajalee dinañ mat 80 députés ñoom dañuy def ay proposition de loi mooy doon seen première proposition de loi pour institution boobu ñu jëlee ko fi jël milliards yan fay def waaw nga xam ne jege na fukki milliards ñu def ko ci budget bi pour régler problème bu dëkk bi waaye man dafa am benn njàngat rek bu ma ci def loo xamante ne nii mooy loi bi procédure bi ñu koy defee parce que HCCT dafa nekk institution boo xamante ne ci constitution bi la nekk donc dañ ne la du loi simple boo xam ne da ngay dem rek voté ko il faut nga am les 2 tiers du parlement 2 tiers du parlement 2 tiers boo ko jëlee ci parlement yi muy 99 députés parce que parlement bi 165 députés lay def donc te tey jii boo dajalee opposition bi yëpp waxuma sax Yewwi Wallu mais boo dajalee opposition bi yëpp ñoom 83 députés la ñuy def donc ñoom li mënuma jàpp ne 16 députés di leen jóge ci waa Benno Bokk Yaakaar ñëw renforcer leen pour mën a voter loi boobu noonu donc moo tax ma ne loolu dañ ko wax nii rek peut-être pour nit ñi consommer ko mais acte politique la rek du loo xamante ne nii loo xam ne mën nañ ko matérialiser. Sénat nuuru ci mbënn yu atum 2012 ci fàttali boobule congrès téeméeri voix ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci àndoon ngir ñu supprimer ko ci ñaar téeméer ak juróom fukk élus. en août 2012 président dafa jóge Afrique du Sud ñëw booba coow laa ngi ne kur mbënd mi banlieue Dakar nga xamante ne sonnoon nañ trop président ne waaw léegi supprimer na institution boobu muy Sénat nga xam ne Pape Diop moo ko jiite woon damay rappeler sax ne parlement bi ñaari chambre la woon assemblée nationale ak Sénat sax dem nañ ba positionné ko ci kanamu assemblée nationale nga xamante ne Pape Diop bi fi Ablaye Wade nekkee ba bi mu fiy jógee ba bi ñu fiy dindi Sénat Pape Diop moo nekkoon 2e personnalité de l'État nekk devant assemblée nationale le président de l'assemblée nationale donc bi président ñëwee mu dindi ko gis nañ ne 10 ans après inondation yi yëpp a ngi fi
ma jàpp tamit ne comme ñële rek moom acte politique rek la tegoon parce que Sénat aussi nekk na institution boo xamante ne tamit moom moo HCCT presque mën naa wax sax ni ñoom ñaar c'est le combat de la survie parce que sénégalais yi su bëgg yu si bëri bëgguñu ko yu si bëri dañuy wax ne dañuy fay ay nit rek ñu dem di fa kii mais amuñu benn njariñ dañuy wax ne politiciens yi ñooy seet di caser seen clientèle politique rek ñu leen teg foofu Sénat te ñu ngi agité waat sax ne dañuy ñëwaat parce que dina ñëwaat parce que Pape Diop mi nga xam ne moo ko fi dirigé woon ci campagne bi man mii rek interrogé naa ko mu ne dafa bëgg Sénat ñëwaat donc ay constitutionnalistes ñu ngi ciy wax ay politiciens ñu ngi koy wax ñu ngi wax sax ne est-ce que duñu supprimer HCCT def ko Sénat donc loolu ay kii la politique rek yoo xam ne manœuvre politique yoo ñoom ñoo ko teg de la part de l'opposition comme du pouvoir président Macky Sall moom aussi day jouer comme ñëpp. ndax chambre bu am solo la naka noonu est-ce que nekkul benn institution bi nga xamante ni dañ fay caser clientèle politique ku si nekk ak nu mu koy gisee. gaaw fukki fan ak ñett ci weeru atum 2022 li yëg la kay xëy fësal tey ñu ànd seek Assane Top. yéenekaay gi di bés bi le jour natt na am amuk askanuk réewum Sénégal genn ko tolloo amu ci xanaa rek di sutante ak it nag ñii gën di yokk ñii tamit di gën di deltu gannaaw ëttu yéenekaay bi ma nga bàyyiku ca waxande yoo gi mu doon lëñ batu gis na ne nag daanaka ñi liggéey sax ñoo gën a am jafe-jafe journalu groupe Média Invest Guinée misaal la ci rek ab jàngalekat ma ngay firndeel loolee ci xëtu yéenekaay gi di leeral ne ñoom sax am na genn ko kàllaama gu ñuy jàllante ci seen biir loolee mooy tekki ne jafe-jafe dëggantaan am na ci réewum Sénégal lalu ci wàllu koom ñu duppee ko loolee di PTE professeur très endetté di maanaam ñi nga xamante ni daal nayetuñu ngir ay bor yu leen xoj ba mën a dog seen baat xanaa ñi ko caatu ci seen cëggal guy sax ñoo leen dal di tane ña ngi ca fekk ab jaaykatub gargot nee na nag la ko cay génne du lenn lu dul wàllu ko natt yi fu mu ca dégg rek dal di ca sërxal aw ñaar dërëmam mu doon it ay mbir yu safaanoo lool yu sociologue bi nanguwul soxna Ndeye Awa Guèye ñu fekk ko ci yéenekaay gi muy xamle ni loolee warul mën a nekk ndax it nag su fekkente ne li ngay am dafa néew ci nga war a mën a gën a mën a sakkanale xanaa bu ko fi dund gi bàyyi yéenekaay gi di Sud Quotidien bàyyi ko ñun ci Banjul ak tiis wa alawti ko suñu mbokki Banjul yéenekaay gi ne ndox mu bari mam fa taw tax na dëkk baa ngay dikk ak waame wu métti lool ndax gën ngaa yees fukki bakkan ak benn yóbbaale na ko ak ay yàqu-yàqu yu kenn mënagul xayma lii nag nekk li nga xamante ni gëj nañ ko faa gis boobaak léegi def na juróom fukki at ca réewum Gambie rek waaye ñi bañ a fàtte Mamadou Lamine Dramé doomu pa réewum Sénégal juróom-ñaari ballu fetal lañu soxi ci kawam ca Dortmund Libération yi ni kaay xëy na ci ay mbiram ne loolee tax na ñii di doomi Afrique yi nekk ci tugal di fa dund takkatoo doon benn bañu wane genn ko xàjjek seen ci seen biir xam ne yëf yi ku nekk mën na laa dal ndax kii di Mouhamadou Lamine Dramé ni ñu ko faatee ni mala métti na leen lool yi ni kaay gi ne bu ci yemoon sax muy jàmm ndax it nag ñii di tubaab bi la nekkoon seen mébét mooy taal ko def ko doom kenn du xam fu bàmmeelam féti waaye nag mujj nañ ko suul yi ni kaay gi di Libération ne ginnaaw bañ ko jébbalee borom kem nañ ko santaane ci diiney islam dal nañ cee toftal nag ak i moom mbedd yi ngi rek suppi seen ko mer ne ki démb ñoom doomu Sénégal yi àndagoon ceeg yeneen doomi réew yi nekk ci déndu ko Afrique yi yëpp xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu bàyyeeko daan doole képp moo leen fa yóbbu te lépp lu ñonga seenu ko nekkin baa mooy salfaañi seen àq ak yelleef dañ ko war a xeex ba mu jeex ku tëb daal ci xel dese na la weneen tëbin yi ni kaay gi du quotidien lañu ŋàbb waxtaani wàllu ko politique Yewwi Askan Wi ak seen ñeeyu xare wi ñu waroon doon dagaan baatub askan wi lépp jëm ci élection législative yi ak sax li fi romb doon wàllu ko local nag kilifa di fi takk lu ëpp benn ndombal tànk yéenekaay gi Le Quotidien ne taarix nag mujj na leen jot ak laaj bu mu ci sampane ndax kii di Barthélemy Diaz maire bu Ndakaaru Birame Souleye Diop Bara Gaye Ahmed Aïdara Oumar Cissé ak leneen ci seeni naataango takk nañu lool ndax dañu mujj signalé gauche jàdd droite am déet wàcc seeni wax nangul la ñu doon bañal ñi fi nekk du ñenn ñu dul waa Benno Bokk Yaakaar doon say wi leen boole ci wàllug politique ci kilifte fukk président Macky Sall lim fu yéenekaay ni baadu boobale coalition dafa nekk ci sànni tàcc
ndajeem gu mujj ak nekk li nga xam dal na ko ci diir bu gàtt lool doon diggante élection législative yi ak locale yi yéenekaay gi L'Info ne amul benn boo xamante ni am na ci ndam ay douane yu mag yu tàbbi ci loxol ku jëkk politique gi APR mel ni luy gën di wét ci xare bi ñëm ca feggoo nag AFP parti socialiste ak parti Rewmi mel ni dañuy gën di ngiroo ci seenaw yoon ñàkkul ne Moussa Taye moom lay dëggal yéenekaay gi di 24 heures quotidien ak lank kandaral gi waa Yewwi Askan Wi def ne duñu bokk ci élection au conseil collectivité territoriale Moussa Taye ci yéenekaay gi ne loolee beneen nëpp jëlala bu kenn dul mim Yewwi Askan Wi yëkkati benn bokk yaakaar teg ko fi suuf fëre baa nga ci arène nationale fa fekk leen ma ci sunu lomb yéenekaay Gora Sock ak Fils de Balla combat bi ñu doon xaar dimanche daañu leen na atte Modou Lo Balla Gaye numéro 2 te combat tamit daañu ko dal di tëgg ab procuration moo koy sottal li leer mooy juróomi fan ci weeru mars ci atum 2023 Sa Thiès ak Reug Reug daañu sëgg bëri ñoom itamit combat ba leer na li firnde lu moo di benn nupp combat doon Baye Mandiaye 2 kaw Gourdin lamba ji nag altine ak jàmm lay doon ay ndam ñoo koy sëgg bëre ci amul ndam ci bëre moo di Xadijatu Xasul Géey di may xel lépp lu jëm ci àllu ko nekkiinu ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di soxna yi rawatina saa bu ñu amee jafe-jafe yi te ñu yegg ci seen kaw di leen jaay doole ak la xewoon ci diwaanu ko Ziguinchor soxna si ne bokk na ci li nga xamante ni mooy aw tiis wu mënagul wanaasu ba tey mu nekkoon napp élève buy wuyoo ci Michel Dieng ndaw soosé nag borom këru tantam moo ko yoole woon mu jaaree fa far fa ab ëmb keroog ba muy wasin ci la bakkanam wadd jaajëfal ko Assane Top jaajëfal leen mbokk yi ci teelu bi xibaar benn jotaay xibaar yi marax yi lay doon 18h45 ak Modou Mbacké Niang 19h45 si kàllaamay nasaraan ak ki nga xam ne moo di Aïssata Ndiaye Fall xibaar di wéyandi si www.emedia.sn ñu yendoog jàmm